mais comme yaa ngi Guédiawaye baal ma Mouhamed dafa xaw a sàqami un peu sama lunch par rapport ak ni ñuy waajee élection locale yi ak yu mel noonu Guédiawaye bi nga nekk yow ñëpp xam nañ ni ko jege ñaale Alioune Sall nga loolu benn la ñaareel bi mooy moom wax nga ko ci Benno Bokk Yaakaar bi ngeen nekk moom dafa am taxawaay bu am solo mais est-ce que yaakaaroo fi mu jot a jaar ci politique li mu jot a dund ak sénégalais yi dernièrement am un peu lu mu entaché ci liggéey bi ngeen jot a def yëpp pour Benno Bokk Yaakaar ak APR am taxawaay bi mu am tey ci Guédiawaye ndax quand même ay mbër ngeen fa fekkoon ay ñu vraiment ay doomu Guédiawaye dans le vrai sens du terme ngeen fa fekkoon am benn taxawaay boo xamante ni aujourd'hui politiquement amoon ngeen ko mais est-ce que coow yi jot a topp Alioune Sall yëpp entre temps parce que apparemment jot a ngeen yàq li 400 ngeen 000 ba liggéey léegi aussi ah loolu it xam nga day tooñ bu ko faale non dama ne apparemment xam nga confirmé ma dara dama dégg sénégalais yow rek topp ci dara bu ko xot est-ce que yaakaaroon ni li fi jot a jaar rus naa sa collègue li fi jot a jaar yëpp am lu mu entaché un peu ci liggéey bi ngeen jotoon def ci début bi ba tey waaw jàppuma ko loolu mënu ko entaché parce que nag looy faxas mu dañ boobu daf caa taxul gis nga Aliou Sall li mu liggéey biir Guédiawaye wax bu ñaaw yàqu ko vilipender ko yàqu ko wala waxal ko la nga xamante ni defu ko yàqu ko tey la ko Guédiawaye gën a fonk parce que daf ko fa jëf lu mu liggéey la il a un bilan boo nga xamante ni suba bu présenté waatoon dina jëlaat mairie bi kon amul situation bu nouvelle bu présenté wu boo xamante ne ni mën na téye Aliou Sall mu bañ a jëlaat mairie bi wala mën na tere waa Guédiawaye renouveler ko seen confiance loolu amu fa. nañ lay dégg mais léegi comme yaa ngi Guédiawaye ay ambition personnelle pour Guédiawaye comme nit ñi waxee rek éternelle suiveuse de Alioune Sall. je vous demande de retirer ce mot-là suiveuse voilà je ne suis pas suiveuse ay nawle nañuy àndandoo di liggéey. Et je pense que ñi ngi ci ànd di liggéey correctement man tey bilan wu Aliou Sall dama ci am part dama ci am ay responsabilité dama ci responsable parce que adjointe au maire là à la ville de Guédiawaye kon ñu àndandoo liggéey ensemble bu ñu àndandoo liggéey ensemble nag ñooy présenté ndoo bilan ensemble ñun nañuy reconduire ensemble wala beneen ñu fal ko moom ak beneen équipe mais maire gi mu doon ñun duñu def lu dul accompagner ko ci liggéey boobu c'est notre coordonnateur départemental te Olof Ndiaye dafay wax naan tegale bu jubee te daanuwul bu guddee te daanuwul ba jiitu moo jub tey ku ne xam na ni APR Guédiawaye bokk na ci coordination yi gën a dëgër bokk na ci coordination yi ñu gën a wekk en tout cas en termes de discipline de parti en termes d'organisation mais en termes de gestion également te loolu dëgg la c'est le travail de toute une équipe mais ki nga xamante ni moo ko jiite tamit dafa am mérite boo nga xamante ni ñun fu ñu toll dañ koy naw parce que li may faral di wax souvent ñun Aliou Sall Guédiawaye la ñu fekk mi ngi woon ci parti bi nekk feneen mais Guédiawaye la ñu fekk ñuy liggéeyal président Macky Sall musul forcer kenn ni àndal leen ak Aliou Sall par force suñu àndeek moom di liggéey moom moo ko fa liggéey moom moo ñu convaincre ñun la coordination soo ko convaincre waa Guédiawaye kon nekkul ni dañ koy suivre wala dañuy topp ci ginnaawam àndandoo nawle nañu àndandoo ak moom mu nawloo ñu nawloo ko tamit bu ñu gisee loo xamante ni mi ngi koy def jaaduwul tamit ñu wax ko nit ku mën a déglu la ku naw doomu aadama ku respecté doomu aadama. mais Guédiawaye am na yeneen i mari may ma tuuti am na yeneen i responsable politique yu fa nekk yu ngeen bokkal parti comme Lat Diop comme Bougazeli bon pour ma yem ci ñooñu yan rapport nga am ak ñoom yéen a ngi dëkk ci fantasiro ba léegi wala léegi ak neexoo am na seen diggante. bon fantasiro mën naa ni amul parce que xam nga politique day am situation yi présenté wu rapport de force am ku nekk wane boppam buñ ko weesoo dañ ko parce que bu ñu rooti dee ñun ñëpp ñoo bokk ndaa la ñuy sotti muy APR ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon mën na am benn moment de flottement buy am ci suñuy diggante mais bu loolu weesoo tout se passe bien comme ni actuellement am nañu ay rapports yu correct ay suñuy frères nañ jigéen ñi suñuy sœurs nañ ñooy àndandoo di liggéey normalement mais politique moom moo frottement ñoo am ñoo ànd mënul ñàkk parfois da ngay defante soog cee génn. Madame la ministre élection locale yi mu ne le 21 mars la war am 2021 te jamono ji am na ñu bëri ñu ne am na retard bu bëri te li ko waral mooy mbas mi et c'est tout à fait normal nee nañ code électoral bu bees du mën a am ndax jàpp nga ni élection yi date boobu nga xam ne tànn nañ ko dina mën a am fii ak boobu. waaw loolu nag est-ce que doo xaar ministre de l'intérieur bu fi ñëwee nga laaj ko comme moom mooy organiser ay élections. politique arrêté wul quand même. waaw suñu activité politique arrêté wul mais vraiment
mënuma tontu ci question boobu parce que aw ma ci réponse yu leer yoo xam ne mën naa la ko wax mënuma fi wax loo nga xamante ne ni ëllëg dañ naan madame la ministre moo ko fi waxoon te jaru ko. ndax jàpp nga ni tamit même bu fekkente ne xamoo ndax jàpp nga ni nekk na loo xamante ne lu war a mën a nekk la parce que muy non aligné yi di opposition di yéen ñi féete ci nguur gi da ngeen a waxtaanoon ni faw mu am xañ na benn code électoral bu bees te jamono ji xañ na mënuñu koo am ndax kon jàpp nga ni yow ci sa gis-gisu bopp bu ñu toogee ba boobu xañ na duñ ko mën a puusaat wala. waaw xam nga élection dafa laaj concertation. waxtaan yoo nga xamante ne ni buñ ko deful rek bu ñu demee ci élection ya mën na indi ay jéye dëkk yu bari tàkk nañ fi ñàkk concertation ci élection moo tax te heureusement Sénégal président Macky Sall dafa mës a favoriser dialogue la mës a def ak opposition bi ci question ya nga xamante ni sax concerné wul politique daf ciy déglu ñi nga xamante ne ay adversaire am nañ kon sakkantuma loo xamante ni mbiru politique la ku ci nekk sa daf la engagé dañuy concerté wu bala ñuy dem ay élections c'est sûr. en parlant de concertation am na dialogue bu ñu fi defoon mu di dialogue national. gis nañu ne boobu ba léegi déggaatuñu ci dara ndax mën nga ñu ci comme yaa ngi ci géopolitique bi jege également comme ni nga ko waxee fi dogal yi di jóge ndax mën nga ñu ci par exemple joxe information yu jëm ci fi mu tollu tembe ndax dañ ko arrêté parce que Covid bi la wala ndax dañuy liggéey selon mesures yi ñu santaane wala ndax dafa am lu ko bloqué yan information ngeen ci mujjee am. waaw dialogue bi information yi ma ci mujjee am amul benn blocage ñi ngi def ñi ngi sax seen phase terminale ñi ngi waaj a pare pour jébbal seen rapport président de la République kon mi ngi déroulé wu normalement ni mu waroon déroulé xëy na léeg-léeg mu am ay rëq-rëq parce que ñi fay toog ñëpp bokk ñu gis-gis donc loolu mënul ñàkk waaye ni mu war a dérouler normalement mi ngi koy dérouler et je pense que bientôt dinañ jox président de la République seen dialogue politique bi nga baal ma rek Marie-Louise dialogue politique bi wala national bi parce que dama lire tey ci laas Déthié Faye bokk ci non aligné ne Famara Ibrahima Sagna dafa ajoon liggéey yi ba mbas mi commencé ba léegi nee na sax adressé na ko benn correspondance waaye tontuwu ko ngir ñu dooraat liggéey bi waaw moom laa lay wax ni phase bi ñu tolloon soreetul dara pour ñu jébbal seen rapport. boobu léegi dañoo aj defatuñu benn liggéey. waaw li aj ci réew bi fi mu ne bari na. waaw li aj bari na ndax crise bi moo ko laaj. mais yeneen système am na xam nga comme yi ñuy wax ay visioconférence ak yooyu noonu xaw ma parce que Déthié Faye dafa mel ni waa yooyu. wala dialogue politique bi. parce que moom laa koy laaj nii dialogue national bi moom laa koy laaj nii mais dialogue politique bi ñu ngi doon liggéey ci suuf. bon je pense bien. déedéet parce que tey li ma lire ci laas encore une fois Déthié Faye bokk ci non aligné moom ci boppam. quand on parle de non aligné c'est le dialogue politique. waaw voilà exactement moo tax may wax parce que ne dañ ko man dialogue national bi nga ma njëkk a laaj moom laa voilà moo tax xam nga da nga ne ñu ngi def seen liggéey moo tax ma ne la ndax dialogue national bi la wala dialogue politique dialogue national bi moom ci boppam moom dañ koo aj moom gaa parce que waxu local moo fi indi waxtaanu dialogue bi n'est-ce pas waaw xam nga dialogue politique bi déjà boo wootee dialogue politique Sénégal table boo ko def mu fees ndax parti politique yu bari visioconférence am na dëgg la mais bon xëy na ñoom xalaatuñu teg ces conditions là mais li ma la mën a wax mooy dialogue national bi moom xam naa ni mi ngi fonctionner bu baax a baax parce que xam naa ñi ci bokk ñu nga xamante ne ni ñi ngi def seen liggéey normalement et bientôt bientôt inchallah. Madame le ministre, nous avons annoncé un éventuel remaniement du gouvernement avec l'entrée des membres de certains membres de l'opposition. yow lan mooy sa xalaat ci un gouvernement d'union nationale loo ci dégg tamit xalaatoo ne que c'est un peu pertinent pour Macky Sall su ko defee mu mën a redresser un peu ce pays avec cette situation de Covid. loolu ci mën a wax waaw loolu météo politique la te man aayewuma foofu donc mënuma cee wax xaw ma ba xam day am ab déet en tout cas li ma jàpp mooy président Macky Sall ku gëm ni liggéey réew mi kenn nit rek mënu koo liggéey la gëm na ni ku ci nekk rek war nga ci bay sa waar donc bu amee bu amul yëpp jàpp naa am naa perception boobu moom aussi jàpp na loolu ci xelam ba bu amee mën nañu bañ a bett. lan mooy sa xalaat ci gouvernement d'union nationale gouvernement moom laa la wax nii nee naa la ubbeeku président Macky Sall àndandoo ak nit ñi sénégalais yi liggéey yow waxuma président Macky Sall yow waaw mais sama xalaat laay joxe nii donc nee naa la président Macky Sall li mu jàpp ci xelam mooy sénégalais yi ku ci nekk war nga bay sa waar ci réew mi donc bu xalaatee loolu ba yaakaar ni gouvernement d'union mooy tax mu concrétiser wu
ñun duñ ci am lenn lu dul kii ñun Macky Sall fu mu ñu jëmalee ñu jëm fa parce que xam nañ duñu jëmalee fu bon duñu jëmalee fu bon déet ñun loolu taxul ñun duñu jëmalee fu bon déedéet yow fa mu la jëmee yaa ko xam ñun laa wax ñun déet ñun dañu wekk ci yow yaakaar ñun laa wax pas parce que fu la Macky jëmee rek nga jëm pas parce que waaw fi mu la jëmee ay mission lay dawal nii mission la ma jox moom lay doxal madame ministre daa daal tum xel ak dal xel xam nga sa interprétation yaa ngi ñëwati bàyyi sa interprétation yi baaxul madame la ministre defe naa bu weesoo politicienne bi nga doon ak ndombo tànk yi nga xam ne ni yor nga ko wax ji benn la madame la ministre ne Fatoumata Tall ci ay gëstu yoo xam ne ni def nañu ko ci sa ay jegeñaale tànn nañ ci benn témoignage boo xam ne ni dañu la ko bëggoon tegal ñu dégloondoo ko ensemble mu ngi jógee ci koo xam ne ni sa xarit la ma bëgg ñu déglu ay kàddoom yu mu jëmale ci yow. nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp madame Mbaye ne na Fatoumata Tall wax ci moom du doon lu ma jafe lu ma yomb lay doon ndax ku ma xam la lool ñoo bokk sosandoo parti xamante yàlla dogal suñu xamante ci keppaaru président de la république muy 2008 bi ñuy sos maanaam bi ñuy sànc alliance pour la république ci la ñu xamante boobaak léegi def na lu ëpp fukki at ak ñaar xamante itam ci université républicaine bi nga xam ne mooy doon commission finance ma jiite woon comité bi ñu ànd liggéey bu am solo boobaak léegi muy ndaw boo xam ne ku am engagement la ku am ay valeur la ku am ay vertu la ndaw boo xam ku fidèle la ku loyal ci wàllu amitié jullit pire la taalibe tijaan aqat la ku jox cër ay wayjuram la ku bëgg Géejawaay la ku fonk ndawu Sénégal yi la waaye ku fonk yi itam président de la république boo jubóog président jubóo naa yow boo jubóowul ak président jubóowul ak yow nen na Fatoumata li ñu ko dégg mën na ko ku yàgg ci parti bi la am na engagement historique militant ku am compétence la ku am mbooloo la aussi parce que jafe na ci parti bi nga xool département boo xam ne jigéen bi ko jiite ñëpp ñoo ànd booloo topp ci ginnaaw nagul ko déggal ko yàlla may na ko loolu muy ku am ay valeur ku am ay vertu ku am ay qualité donc liñ ko dénk muy wàllu jeunesse vision président ci wàllu ndaw yi mën na ko te mu ngi koy doxal di mu waree ndax jàmm la sax ak ñëpp teraangal sax ak ñëpp appel du président lancé aussi mu war a mobiliser ndawu Sénégal yëpp ñu ngi indi tontu bi am solo ak bi war ci Covid bi muy mbas mi ñuy dund mu lëbbe àddina loolu aussi am nañ ci yaakaar ci moom bu baax te nañ ko ci jàppale bu soobee yàlla. leneen li nga xam bëggoon naa ci yokk ci njàmbaarteem ba tey jàmm la sax ak ñëpp teraangal sax ak ñëpp appel du président lancé aussi mu war a mobiliser ndawu Sénégal yëpp ñu ngi indi tontu bi am solo ak bi war ci Covid bi muy mbas mi ñuy dund mu lëbbe àddina loolu aussi am nañ ci yaakaar ci moom bu baax te nañ ko ci jàppale.